mbokk yi amati nañu mbégte bu baax a baax jano ak yéen tey jano bi day doon benn leeral boo xam ne nii rek day topp vidéo bi nga xamante ni moom moo jiitu sànq ñu dégtal leen ko jëm si wàllum couvre-feu ak état d'urgence bi nga xamante ni moom la ñuy dund wala boog sax état de catastrophe naturelle wala sanitaire lu mu si mënti doon dinañ si indi ay leeral si bu ñu demee ba si kanam waaye tamit leeral yoo xam ne nii day ñëw si couvre-feu bi ak état d'urgence beeg yeneen yu mu làmboo sànq maa leen ko doon wax ndax tamit day wëy si Ndakaaru Thiès wala déet ndax tamit modification bi nga xamante ni defoon nañ ko si loi 69/29 du 29 avril 1969 bi jëm si wàllum état d'urgence ak ñaari ponk yooyu nga xam ne boole nañ ko si léegi mi article 24 ak article 25 à travers la loi 2021/18 loolu yëpp tamit dinañ si ñëw bu baax a baax ndax tey tamit si fàttali tey jii bi ñuy waxtaan ak ku mel ni le professeur Iba Barry Camara nekk koo xam ne ni enseignant chercheur la à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar nekk juriste moom jàppoon na ne il fallait que le président Macky Sall becci ab décret boo xam ne moom mooy leeral mbir bi ngir ku nekk xam fi ngay taxawee eh bien le président Macky Sall war na xaatim na ab décret ndaxte décret bi même bu nekkee si wàllum date bi aussi am na ay laaj yu ñu si mën a samp parce que bu ñu xoolee décret bi comme ni ngeen koy gisee ñu ngi ko daté le 22 janvier bi nga xam te ni moom lañ génn te tey ji mën nañ wax ne si nañ ko siwal ba ñëpp mun koo jot waaye tamit tey ji lañ ko siwal ndaxte dafa fekkoon ne bu nekkee ne juróom-ñetti fan yokkoon nañ ko si tey ji la waroon jeex donc laajoon na ñu am si leeral bu am solo kon décret bi mu ñëwaat si le président de la république gannaaw bi mu proclamé woon état d'urgence bi ba mu jeex ñu modifier la loi 69/29 du 29 avril 1969 indi tamit mu promulguer loi boobule muy la loi 2021/18 tey jii dafa proclamer li ñu tuddee à travers un décret le décret numéro 2021/66 mu ngir proclamer l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès mooy maanaam fu mu toll nii ñu ngi ci régime boo xam ne daf ñuy permettre ñuy gérer les catastrophes sanitaires comme ni ñu koy dundee jamono ji ci mbas mi di Covid 19 kon mu doon loo xam ne nii day wëy ci ñaari diwaan yi nga xam te nii fa la nekk di Dakar ak Thiès bu nu sukkandikoo waat bu baax a baax ci décret boobu noonu le président Macky Sall mi ñu wax ne que bi ñu proclamer li nga xam te nii moom mooy état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et Thiès à partir du 22 janvier bi nga xam te nii moom la ñu génn kon ba tey ji moom mooy entrée en vigueur tey tamit ñi nga xam te nii maa ngi leen koy junj sànq si modification loi boobu la loi du 29 avril 1969 bi nga xam te ni moom moo nekkoon si état d'urgence bi ak ñaari article yi nga xam te nii boole nañ ko si 24 ak 25 bi ngir wax tamit ne am nañ 5 lépp luy catastrophe naturelle ou sanitaire ñu mën koo gérer waaye tamit ñëpp ñoo xam ne nii am nañ ndogal si wàllu woowule war a jël ay ndogal ngir assurer le service public wala boog le fonctionnement du service public waaye tamit assurer la sécurité des populations loolu tamit mu war a jaar si ndogalu président de la république mën a jaar si ndogalu ministre de l'intérieur wala sax yeneen ministres yi yëpp yi nga xam te nii danoo laale si mbir mi wala sax calolo yi bi maanaam gouverneur yeeg sous préfet yeeg ak ñi nga xam te ni ñoom ñooy préfet yi donc loolu noonu le président Macky Sall biral gannaaw bu mu proclamer loi boobu nga xam te ni dafay permettre léegi ñu dugg ci régime lu ñu tuddee la gestion des catastrophes sanitaires waaye tamit bi ñu jugee ci article premier bi muy li ma leen wax sànq proclamer neen li ñu tuddee la gestion des catastrophes sanitaires ci dans les régions de Dakar et de Thiès ci article premier bi à partir du 22 janvier 2021 bi nga xam te ni ci lañ jugee article 2 bi buñ ci ñëwaatee day ñëwaat ci bu baax a baax ci pouvoir yi ma leen doon wax sànq nga xam te ni da ko énoncé ci article 24 nga xam te ni dafay ñëwaat bu baax a baax si wàllum état d'urgence beeg état de siège bi nga xam te ni da nga ko modifié à travers la loi 2021/18 du 19 janvier 2021 ñuy wax ne que fu mu toll nii ñi nga xam te ni ñoom ñooy jëwriñ yi ñoom ñëpp tamit gouverneur yeeg préfet yeeg ñoom ñëpp nga xam te ni si wàllum diwaan yi nga xam te ni ñoom ñooy diwaanu Ndakaaru ak Thiès ñoom ñëpp mën neen jël ndogal yi nga xam te ni moom moo làmboog mbir mi ngir xeex mbas mi di Covid 19 loolu tamit si ñetteelu tomb bi di article 3 bi mi ngi ñëwaat les membres du gouvernement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel
officiel di wax ne que ñi nga xam te nii ñoom ñooy jëwriñ yi bokk si gouvernement bi ku si nekk rek si li nga xam te nii moom moo si sa responsabilité war nga mën a fexe nu nu jëmbalee mbir bi gën koo doxal si Sénégal tey tamit mu doon ses responsabilités waaye tamit fi mu toll nii bu ñuy wax ba léegi nii si diwaan yi nga xam te nii moom mooy diwaanu Dakar ak Thiès moom moo tax ñuy wax kon tey jii mën nañ jàpp ne couvre-feu bi day continuer di wëy si 21h ba 5h du matin di taw loolu tamit bu amul changement kon jàpp na ne ba léegi nii couvre-feu bi tamit day wëy kon le président Macky Sall fu mu toll nii mel na ni jiixi jaaxa yi amoon si mbir mi bataaxal bi wala bokk décret bi nga xam te ni xaatim na ko indi na si ay leeral fu mu toll nii ñu ngi si état catastrophe sanitaire bi maanaam dañuy gérer nan lañuy xool nan la ñuy gérer les catastrophes sanitaires comme ni ko modification loi bi di la loi 69/29 du 29 avril 69 birale si lu mu gën a leeree gannaaw tamit bi nga xamee ne bëri woon na ay laaj yu bëree bëri yoo xam te ni sampoon nañ ko si wàll wi donc leeral boobu la leen bëggoon a indil muy si tënk couvre-feu bi dafay wëy ñu ngi fi mu toll nii si état de gestion des catastrophes sanitaires dans les régions de Dakar et de Thiès kon loolu moo nekkoon xibaar bi couvre-feu bi dafa wëy ngir xeex mbas mi di Covid 19 ñu leen di ñaax bu baax di leen soññ ngir ngeen gën a sàmmoonteeg ay digle kër docteur ngir ñu gaaw jëlee fi mbas mi ngir tamit comme Sénégal ak suñu nekkin gën a ñoŋ jaa ngeen jëf.